asalaamaaleykum mbokku internet yu ñuy seetaan ñu ngi am man mbégte dalalaat leen ci seen chaîne Sen Linguère TV tey nag ñu am invité bu spécial di njaboot di sët si Mame Samba Yacine Seye xam naa balaa ñuy daal di xuus waxtaan bi dama koy daal di dalal bàyyi ko mu daal di présenté wu Hadj Bouba nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax soxna Ndeye Fatou baax da awuz billahi min asheytaani rajim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidina wa mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an cheikhi ahmad atijani radiyallahu taala an nafaana fi barakatihi amin. ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di la wàcce sa wàccuwaay di la fay ginnaaw bi nu jëlee nuyoo yëpp teg ko ci loxo suñu sëriñ ki nga xam ni moo féete kaw képp kuy tiijaan di xalif général di njaboot ci Seydou Hadji Malick ñu xamee ko ci sëriñ Babacar Mouhamadul Mansour yal na yàlla yokk ay fanam yal na yàlla yokk ay wéram yal na yàlla yokk kattanam. di nuyu bu baax suñu sëriñ suñu wasila muy sëriñ Maodo Sy di ko ñaanal yàlla itam ak njaboot Seydou Hadji Malick yëpp noonu la ñuy nuyoo sëriñ Mansour Sy Djamil di ko nuyoo suñu xalif sëriñ Babacar Seye di xalifa Mame Samba Yacine di la ziyaara bu baax di la yow tamit di békki itam bu baax ci daje bii ñu daje ngir waxtaane kilifa yooyu nga xamante ne si incha allahu rabbi ci lu ñuy jëm ci seen dund. jërëjëf. macha allah nuyoo bi am na solo comme ni ma leen ko waxee woon ci introduction bi tey dañoo fas yéene waxtaanee góor gu mag di muxaddam Seydi Hadji Malick muy Mame Samba Yacine Seye tey Hadj Bouba ki nga xamante ne mu ngi ñuy seetaan te peut-être mosu dégg tur boobu noonu. soo ko doon présenté qui est Mame Samba Yacine Seye. su may présenté Mame Samba Yacine damay rek abbu benn mbir ci li mu waxoon imaam Seydou Hadji Malick mu ni man maa gërëm aas ba man Samba léegi ma siiw si waaw beneen bi ci topp mu ni bu leen ma ci siis bu leen ma ci xaare maay moom si xal bi ila Malick yàlla ma ci xiir doom yéen nit koo waxal nag di nga da am na juddu ni ko ñëpp xame Mame Samba mi ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax Ngensey dëkk boobu fukki buntu téeméeri buntu kër moo fa am te kër ya fa nekk kër gu ne am na téeméeri góor yu fa judd waaye su fekkoon dañ koy tuddee challenge ci lay xaw ci jamono dañu naan ñoom seen challenge moo nekkoon góor gu fa juddoo dafay nekk xaafilul Qur'an mi ngi juddoo foofu ci waajur wu ñuy wax Gàllaay Sey ak soxna suñuy wax soxna Lobe Sey ci vers les années 1850 de 1850 à 1852 tënkuñu nag année de naissance bi exact mais vers les années 1850 góor googu ci la juddu muy góor gi ñuy wax Serigne Samba Yacine mi nga xamante ni si moom bi mu juddoo ci dëkk boobu itam nekk na koo xamante ne si ay waajuram ñoo ko jàngal waajur yi biñ ko jàngalee itam ba pare nekk nañ ko bàyyiloo ko mag ñi niñ daan def rek topploo ko laxasloo ko ñuy dem ci dëkk yi gën a jàngi ngir gën a xam seen borom ndax jamono métti woon na Sénégal nga naan mag mu gis mag moo xam ne day jàngee ci dëkk war a lijjanti ci Laxdar yi dox lu ëpp téeméeri kilomètre am fa benn bunt doxaat lu mat nangami kilomètre pour am fa beneen bunt di ci ni jamono yombee léegi ci jàng ak jàngale kon kooku mooy maam Serigne Samba ci la doxee nag ba yàlla dajale ko góoram gu baax googu ki nga xamante ni si li ko Mame Samba waxoon rek ca waxam ne ko ayaa man sama fawqa sima baqaa'u te jallat bi ka tawxiidu wal adwaa'u imaamun saqa janban nufuusu bil ilmihi fa taabat bihi arwaahu wal ashwaa'u kooku kan mu ni maam Cheikh Seydou Hadji Malick mi nga xamante ni si mu ni moom kat yéemu na wala woona ci yàlla te woote gi mu ko woowee mi ngi basé wu ci asam ci jawe yàlla yi di basé wu ci suufi yàlla yi ngir ñu seedeel ko woote gi muy woote ci ki nga xamante ni si muy sëriñam bu màgg ba bu mat te kooku mooy kan mooy maam Cheikh Seydou Hadji Malick justement est-ce que mun nga ñu ñëwal ci relation am ak Cheikh Seydou Hadji Malick ci relation am ak maam Seydou Hadji Malick li ci gën a gàtt pour nit mën ko xam li gën a gàtt pour nit mën ko xam Seydou Hadji Malick mooy ki defar maam Samba Yacine waaw bu amoon lu manqué ci dundam dafa am benn mbir boo xam ne dafa am njabootu maam Serigne Samba Yacine ba ci maam Serigne Samba Yacine bokkuñu ci njaboot yi nga xam ni léegi dañu xew ci àdduna
am lu seeni maam jëflante nag Seydul Xaaji Malick ñi dem bëgg am lenn lu ñuy weddi ci loolu. kër Serigne Samba Yacine ay daggiti taalibi Seydul Xaaji Malick maam Samba Yacine daggitu taalibi Seydul Xaaji Malick mooy ki nga xam ni keroog ca njarne ja ca la jàkkaarloog maam Samba Yacine wax naa ko léegi la jàkkaarloog Seydul Xaaji Malick wax naa ko léegi ci bi may tàmbali mu ni bu leen ma ci siis bu leen ma ci xaare maay moom si qalbi ila maliki yàllaa ma ci xiir bi doon yéen boobu bi muy ñëw di wuy si Seydul Xaaji Malick ca woote ba maam Samba li mu àndaloon ëpp na junni ci ay taalibi te toll woon na ci yàlla foo xamante ne si moom rek moo xamoon fi mu tolloo ci digganteem ak borom waaye nee na keroog bi mu jàkkaarloog jëmmi Seydul Xaaji Malick bi mu jàkkaarloog rafetaayu Seydul Xaaji Malick bi mu jàkkaarloog haybawu Seydul Xaaji Malick bi mu jàkkaarloog yar ak xam-xamu Seydul Xaaji Malick ci la xam ni mënul nekk leneen lu dul womatu doon taalibi Seydul Xaaji Malick kooku mooy ki nga xamante ne si góoru yàlla bu Seydul Xaaji Malick mottali la parce que fii ku fi mat rek am na ku la jàllale waaye maam Samba lu mu manqué woon ci yàlla rek Seydul Xaaji Malick jox na kon daal liñ la mën a wax ci gàttal mooy maam Samba Yacine moo nekkoon taalibi sax Seydul Xaaji Malick demoon na ba ñu koy woowee naan ko ki nga xamante ne si mooy Baay Faalu Seydul Xaaji Malick kon mënuñu wax lenn lu rëy wala lu yaatu wala lu gën a ngande wala lu mën a jaaxal nit ci maam Samba lu dul ni taalibi sax Seydul Xaaji Malick radiyallahu taala anhu ci loolu ci la ko waxee lu bëri léegi ci téere bi ma doon wax léegi rek wax na ko ci mbir yoo xam ni boo koy wax sax da ngay dem mujj gi sa xol day fees ba day mel ne doo am loo mënati pour génne ko ndax ñoom ni ñu toll woon ci Seydou Hadj Malick ci dama ciy jël rek ci benn ci abiyaat yi nga xamante ne si wax na ci maam Seydou Hadj Malick suñu paree nag ñu dugg ci li nga xamante ne si lu bëri moom lañ ko xamee waaye boo ko déggee mi ngi wax Seydou Hadj Malick naan ko fa kam muridin xat salaxta tariqahu wa kam zaala an nafsi asi jafau naa ko tu rabbi bi sirri zikri kulla muhajjadin waaw li yaaul fii malakutin isfaaw mu ni ko maam Seydi Hadj Malick yow yàlla daf la dimbali yow say taalibe Seydi Hadj Malick da nga leen a jël ci da nga leen a jël teg leen ci yoon woo xamante ne si maam Seydi Hadj Malick wax nañu ko Alaaji Malick foo jëmee ngi nii mu ni dama leen jëme ci yàlla yan bagage la ñuy yóbbu Alaaji Malick ne yàlla dikk nañ de bu ñu dikkee lan lañ fa indi ilayka bi duxfin waftiqaarin wa faqatin lan lañ soxla jéggal li taxfira li yaa rabbi min kulli dalati pour libérer ñëpp ngir nit ñi mën a xam ni yàlla rek mooy yàlla maam Seydi Hadj Malick delluwaatal pour nga gën a mën a xam lan mooy importance bi mën la abdu zalilun faqirun xaashiun wajilun zujasa in atifun yàllaahu yàlla kon promesse bi Maodo defal mag ñi ba ñu tolloog ñoom fu ñu tolloowul ak ñoom loolu moo waral góor ga way ko nag ca way wu rëy ba way woo xamante ni si ñi ko moomoo bëri na de waaye kenn ko moom nag kon soxna si loolu daal mën nañ ko jot mottali ci li ñu mën a wax. macha allah kon yéen a ko déggandoo la relation de Cheikh Sidi Hadj Malick et de Mame Samba Yacine Seye mu nekk une très bonne relation waaye tamit nekk loo xamante ne ni c'est un appel parce que wax na ko ci ay biiru waxam njabootu Mame Samba Yacine Seye nekkuñu njaboot boo xamante ne dañuy réfuter héritage donc lu ñuy dëggal la te loolu lu am solo la waaye nag ñu jëm ci xew-xew bu mag mu di gàmmu Gumba Ngeewul tey bu ñu doon indil contexte gàmmu gi lan moo ko sabab ak ñu ci ñaata édition lan la ñuy wax li ko sabab mooy li sabab gàmmu yëpp ala azimu laylan wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami wo gàmmu mu ba amul benn gàmmu am mooy gàmmu Tiwaawan waaye maam Seydi Hadj Malick ci xamam jamono ak ci yërëmam njaboot ci la doon dajalee gàmmu dajale taalibe yi waxtaan ak ñoom bu waxtaan ak ñoom jox leen leçon ci jikko yonent bi bu ñu war a mën a dëkkee 365 jours ngir defar seen bopp ña daan jote si ca jotaay ba boobu jamono yi téléphone yi amul benn rajo mooy am rajo Sénégal wala dara bu fekkee am na sax ña daan jote si ca jotaay yi ña daawul woon fekke mu joxoon ndigal taalibe yi ñu si mel ni sama maam Samba Yacine te ñoom mën nañuy yam seen dëkk di fa gàmm ngir maanaam ñu gàmmuwaat ci juddu yonent bi jikko yañ leen wax ca Tiwaawan na yonent bi nii la daan comporté woo ñu ñëw waxtaan ceeg taalibe yi
ngir taalibe yi mën a comporter woo noonu maanaam transmission boobu noonu tey da ngay jàpp ni ñoom dañuy nekk ay représentant wu Cheikh Seydil Hadji Malick ci dëkk yoo ñu nekk te gox-goxaat yooyu ci la leen maam Seydil Hadji Malick joxe woon ndigal ya te joxaat yooyu maam Seydil Hadji Malick joxe woon leen ndigal ya ci la joxe woon maam Samba ba ñi ngi toll ci 120e édition ci gàmm gi ñu war a gàmm nga xamante ni si le 7 février lañ ko war a def incha allahu rabbi ci mu bu ñu ko defee le 7 février xalifa bi tamit mi ngi ciy woo ñëpp di ci woo góor ak jigéen mag ak ndaw kuy wax rek ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci loolu xadaratul jumaa da cay am ca aljuma ji buñ ci jugee ci samedi ji suñu yeewoo incha allahu rabbi dinañ ca def la nga xamante ni si mooy jàng alquran ngir ñaanal suñu mag ñi préciser rek benn mbir kër maam Samba Yacine itam bokkul ak ci kër yi nga xamante ne si nanguwuñ jàngal alxuraan seen néew dañ koy bañ déedéet sa maam day jàngal alxuraan ay néewam sa maam day jàngal ay lixlaas ay néewam sa maam day ñaanal njabootam ji nga xam ne jiitu nañ ñaanal itam boppam loolu la léegi su ñun xalifa bi tamit loolu la ànd ak ñun ngir ñu topp ci mën a gën a wéy ba doxal kon ci loolu bu ñu wàccee kaamil ba pare xalifa bi dina recevoir ay ganam na mu ko daan defee ci ak ànd koog njaboot gi yëpp bu 14h jotee ba ñu julli ba pare mu recevoir daayira yi waxtaan ak ñoom yeesalaat ak ñoom parce que ay mbokki taalibe lañ bu ñu paree ba 17h jot nag ñu dajale njaboot gi ndax gàmmu gi dafa nekk benn point de rencontre pour njaboot seen maam Samba Yacine gi nga xam ni dañu nekk extérieur parce que Angleterre Italie France Allemagne foo dem rek njaboot gaa ngi fa mais benn congé la ñu am mooy gàmmu gi bu ñu ñëwee xalifa bi mën a ñëw toog ak ñoom waxtaan ak ñoom bu waxtaanee ak ñoom ngir ñu mën a jàllale tamit ñoom tamit véhiculer message boobu seen njaboot yi dafa am benn anecdote bu am daaw sama benn nijaay bu ñuy wax El Hadji Malick Sy moo nekk porte parole bi dafa indi benn doomam boo xam ni yaayam sax la ko tudde waaye dafa ndeysaan musul ñëw fekke gàmm mais dafa ñëw gis sëñ Mansour Sy Djamil wax na tonton sama xalifa bi Serigne Mbaye wax na mu laaj ko ne ko ndax ñoom ñaar seen wax dafa am contradiction après papa ji expliqué ko importance bi kon loolu mooy waral ñoom ñëpp dañuy ñëw ñu koy véhiculer loolu moo tax ñun suñu gàmm sax li ci ëpp dañ koy jàpp ci mois de février ngir mën a permettre njaboot gi ñu mën a ñëw dajaloo ñu mën a tamit fàttali leen seen maam loolu moo tax 17h bu jotee xalifa bi dajale njaboot gi waxtaan leen ci seen maam bu ñu jullee tiin soppat nit ñi noppaleeku ba 22h ñu tàmbali waxtaan bi waa kër Seydi Djamil nag ñoo koy teewee Serigne Mansour Sy Djamil ñun moo jiitu suñu judd ba ñoom bañ koy teewee ba léegi duñu sonn duñu tàyyi ñoom ñëppay ñëw amul kenn koo xamante ne da ci des ñoom ñëppay ñëw bu ñu ñëwee nag itam sëñ Moustapha Dia mi nga xamante ne si ren sax baayam Serigne Maodo Dia la ñuy rendre hommage ci gàmmu gi moom moo ko yàgg di waxtaane ndax Serigne Maodo Dia moo ko daan waxtaane ñëw ba génn àdduna ba yàlla def jàmm njabootam di ko waxtaane ba fii gàmmu gi seen gàmm la ñoom ñoo koy doxal ni mu waree kon daal loolu moo nekk ci relation ak gàmm ci gàmm googu nag liñ ciy xaar nag lu ci ëpp nag mooy nag way wu rëy wa mooy njol faama jaxaay lu la tee di xaacooy si lëmbeel Sénégal yaa war a leeri diini macha allah am na solo kon nag programme baa ngi noonu waaye nga wax lu am solo mu di bind yi nga xamante ne suñu maam taalif na ko ci Cheikh Seydi Hadji Malick Sy bu ci gën a siiw nag di njol faama xam naa dañuy bàyyi mbokk internet bi daal dem déglu loolu daal di ñëwaat si plateau bi. Njool faama jaxaay lu la tee di xaacooy si la mel Sénégal Mam Maodo yaa war leeri diine Njool faama jaxaay lu la tee di xaacooy si le bel Sénégal yaa wane leeri diine. mi ngi noonu ñoo ko déggandoo njool faama jaxaay lu la tee di xaacooy si lëmbee Sénégal yaa wane nuuru diine moom buuba mu doon poème boo xamante ne suñu maam Samba Yacine Sy moo ko taalif si Cheikh Seydi Hadji Malick Sy tey bu ñu doon décrypter poème bi lan nga ñuy wax. waaw pour décrypter ko ci lu gàtt maanaam ñu laxas xasida bi parce que dafa am période xasida bi da nga koy jàpp ci avant pendant après avant mooy keroog bis ci dundu maam Seydou Hadji Malick laataa maam Samba di dajanteeg Seydou Hadji Malick
parce que bi muy dajanteeg Seydi Hadji Malick moom yaakaaroon na moom Maam Samba te jàppoon na gëmoon na ni xam-xamam amul tolluwaay mais keroog bi mu jàkkaarloog Seydil Hadji Malick jëmm ju rafet jàkkaarloog Seydil Hadji Malick ak teey ga jàkkaarloog Seydil Hadji Malick ak xay ba bëgg ragal yàlla ci la ni tonet mais ay njool faama njoolum Maam Faa Wàdd wele mi mooy Seydi Hadji Malick ñu ko jaxaay du la tee di xaajooy si de xam nga bind poème def li ñuy wax style métaphore moom la def la jëlal picc boo xamante ne si maanaam danga koy jàppe ci màggaayam wala sañam ci àll picc mu fa taxaw yàqu mu jël màggaayu xam-xamu Seydil Hadji Malick teg ko ci géewu góoru yàlla yi ne Alaaji Malick day bu waxee benn baat góoru yàlla bu ca teg baat xam ni kii waxam moo la tiim moom Seydil Hadji Malick mu ni koy njool faama yow njoolu Maam Faa Wàdd dëgg jaxaay lu la tee di xaacooy ci boroom xam-xam ba ñuy naw ba fonk xam-xamam ca na muy waxe ca yenent ba ak lépp kooku day billaahi Alaaji Malick yow boo waxee sa xam-xam tim ko ndax lëmbe Sénégal waxu Maam Seydi Hadji Malick bu fekkoon Maam Samba dafa fekk waat jamono doon wax dootul waxati lëmbe Sénégal danaan lëmbey àdduna yi ndax yaa wane nooru diine ndax Seydi Hadji Malick li mu wax ci Seyduna Muhammad ci lu gàtt ñëpp wax na ñëpp def nañ waaye la mu wax ci yonent bu wax ko dafa jafe fa saaratat min yamini saaratat bi yasaa'i jaa'ilan fi suhuufil kahfil karami ku la wax ba wax la jaaree yonent ba wax la na ko yonent ba daan takke ak bu ko takkee tënk ba fa muy dugal jaaro ba fii la koy def Maam Seydi Hadji Malick wax la ba wax la keroog yonent bi ca xuntu wala la fa nekk Maam Alaaji Malick wax la ci Abdu Muttalib min ba'du marra ila wax rek keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu waree bi laataa muy judd lan la yàlla déclaré bu juddoo nañ ko tudde Alaaji Malick wax la ba wax la keroog moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dundam ba wax la keroog ca waa amu udiya muxtaadan ala jalalin daawu fi safarin mawlaahu lil karami ca mujjug dundug yonent bi ci la yonent bi mujjee dénkaane asalaata salaata wa ma malakat aymaanukum moo tax Maam Samba ni ko julley ndigalam te koor la ñu xam ca góor ga Maodo si isa daxaltum da ngeen saxi laaf jëm diwaan tegal ko ca ne ko bu saat taxawee ba Cheikh Firi raaye Maodo keroog ku dul yéen du jël première ku dul tiijaan ne ko yow Seydil Hadji Malick mu ni ko lan nga ñaayi lu ñu am mooy ëllëg ca kanamu yàlla am na nu Maodo si te ku am Maodo si di nga ànd ak Cheikh dem diiwaan te diiwaan jooju ñu jëm mooy fan aljana moo tax mu ni ko wëteer yay daw wurus la ñu waaje gañ a ngaay si nodduk illi yéen a ga pays ya ca nooru diine kooku mooy njol faama ci gàttal nga mën ko dégg daf ni le chef suprême est arrivé képp ku soloon mbaxane summil képp ku soloon garaat summil te xam ne Alaaji Malick egsi na de mooy ponkali mooy kilifay góoru yàlla yi loolu la bëggoon wax ci xasida ba ngir mu gàtt rek ngir ñu mën ko xam mooy Maam Samba def ni Seydi Hadji Malick du moroomu benn góoru yàlla. macha allah xam naa xol yëpp tooy nañ vraiment bëggoon nañ continuer émission bi waaye de temps baa ñu xaw a tënk waaye comme nag dafa am njaboot goo xamante ne nekkuñu Sénégal ñu ngi extérieur te anglais nekk langue universelle xam na dañ koy daal di tënk rek ci anglais ndax ñoom ñu mën a comprendre émission bi. So guys, we are talking about the Gammu of Gumba Ngewul, which has been initiated by Mam Samba Yacine Sey. Today we are here with one of his I can say his children. Yes, son. I'm a son of my granddad. Yes, his son. Yes. So he's going to explain us the context of the Gammu and who is Mam Samba Yacine Sey. Okay, in just a sum up, I'm just going to tell you a little bit about the life of my grandfather. He was one of the servitor of Mam Cheikh Seydou Hadji Malick, one of those whom his life is dedicated to Seydou Hadji Malick. And he has initiated this Gammu in order to gather the family, those whom are in the family and those whom are not in the family, they are part of the family. He gathered all of them in order to show them the way and in order to give them the knowledge that he has acquired himself, the shorts he has done in all the luggages that he take on his hand
in order to give it to them, to let them understand the understand life, as we used to say, before going somewhere or before saying something, you have at first to understand that thing. And once you understand that thing, let them to be understood. Yeah, this is what he was doing. And right now, the actual Harif Serigne Babacar Sy is the continuation of what Mam Samba Yassin was doing. It's a legacy. Exactly. What he has on his hand is one of the diamonds that he makes so bright, and he is handling it very well. Reason why anytime he doing his best to gather all the family in order to be at Geul on time, and then trying to share knowledge in aspects of social, trying to share with people what you have. In the aspects of humanity, try to be contact with people, and then have a good relation, and how to improve your relationship between between human beings. And tomorrow, how to prepare yourself. Once you will be in front of the Almighty, you won't be ashamed. This is what he is doing. This is the reason why. And then all of things that he is doing, he is helping by the Serigne Mansour Sy Djamil, who is one of the son of Sayyid Haji Malik, we can say so. And he's helping a lot the family to improve year by year how to organize this kind of thing. Reason why this year we are dedicated the Gammu Serigne Maodo Dia, one of faithful friend of the family. I mean, he is even a son of the family. Reason why his son is the one who is the narrator, who is the one who are explaining and giving lesson, giving the history of the Prophet to all people to understand well how things is going in this life, and all is gathering, and all is running around one person, Sayyid Sayyidul Hajj Malik. He is above all of all, men's in this life we are, in terms of religion, in terms of humanity, in terms of knowledge, in terms of respect, and in terms of telling people who is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Reason why my grandfather is always handling this gum this way, and I'm so happy to show another face of the family. This is what also the Halif General wants us to do. Thanks you very much for this question. Thank you so much. So this is the message. We are calling all the people that are in the diaspora in order to come and attend this religion event. xaaj bu bëggoon ñu daal di ñëwaat ci wolof. xam naa dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo bu dul tàggatoo su ko defee ñu daal di clôturer émission bi. waaw dama koy tàggoo rek di wax ñëpp nañu ñëw ci gàmmu gi. ku fi ñëw itam yàlla na sa aaja faju te dëkk ba dëkku faju ko ay aaja la, waaye itam di ci woo ñëpp ñoo xamante ne si rek ñi ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. di ci woo itam waa Linguère TV ñu am ci participation bu rëy. di ñaan tamit xalifa bi ci barke maamam na ñaanal chaîne bi balaa gàmmu gi di ñëwaat mu nekk bokk ci chaîne yi ñuy dégg. waaw di leen sant nag bu baax di leen gërëm. ñu nekk ci ginnaaw caméra yi tamit ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di ziyaara waat bu ñëpp tamit, waaye tamit di tëje rek la maam tëje woon allahumma salli ala sayyidina wa baay assi yéen ngëneele ca moom mel na du si sa géej di baawaan. di nuyu bu baax sama sëriñ sama xarit ginnaaw bi ma nuyoo sëriñ Ahmed si paasi ca Nord Foire ak sama mbokk yële waa daayira islam wal iman, daayira rahma, daayira xayra wal minnati, daayira sopp Khadija, daayira yëpp yi nga xamante ne ñoo toll ci jëppal Castor bi. waaye tamit di nuyu bu baax sama xarit sama sëriñ Pape Abdou Aziz si bu sëriñ Maodo si. di ñaanal ñëpp yàlla na yàlla dolli sutura, yàlla nañu yàlla defal jàmm, yàlla nañu yàlla soppaloo Cheikh Tidiane, yàlla nañu yàlla soppaloo Cheikh Tidiane bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi jaajëfal bu baax macha allah. donc appel baa ngi noonu ñu ngeen di woo ci gàmmu gi
incha allah li moo nekkoon seen édition spéciale Mame Samba Yacine Seye à très bientôt pour un autre numéro.